baaxee ñu dem de. mi ngi baax. baax na man baax na. ayca 4 3. Omar c'est bon. 2 1 moteur ça tourne action ñu dem. ah c'est bon Omar. ayca ñu dem. xaaral pare nga ñuy pare. lumière bi de laay jooy. am nga lumière la yow. c'est bon ah. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi si site internet yi si teew yëpp tey nag ñii fii si Mbao ñëw seet si le grand champion Gris Bordeaux mu war a bëre ak Balla Gaye 2 le 7 août digganteem Balla Gaye 2 mu de revanche Gris ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw mon ami mon frère ñu ngi leen di ziar di am contentement yëpp seen teewaay fii yéen a ngi ci poumon Ndakaaru yéen a ngi ci les 700 hectares derkese yi nekk ci biir Ndakaaru bi nekk Mbao wax dëgg yàlla fii ça fait plaisir wax dëgg yàlla jàkkaarloo fi ak yéen. ñu jógee nag ci tabaski nag bés bu màgg la wax dëgg yàlla bésu baalu àq la te mbër nag damay wax ni bokk na ci doomu aadama yi ëpp àq nag ci Sénégal parce que tamit lay nekk ca gannaawam ak ay bésam fi di muy yóbbu ñoo xamu leen sax xam nga partout dans le monde mooy wax ni làmb yamul rek Sénégal làmb c'est partout dans le monde ñooñu ñëpp nag yàgg ko suivre depuis ba mu commencé ba léegi suy bëree ñooñu seen fit duñ toog ñii di ko ñaanal ñii ay moroomu yaayam lañ ñii ay moroomu papam lañ ñi ay rakam lañ ñi ay tantam lañ ñooñu ñëpp tey maa ngi leen di boole rek di leen baalu àq ci bés bi nag amaana tabaski am na ñoo xam ne fekkee nañ ko te taluñu ko ñooñu tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom am na ñoo xam ne fekkee woon nañ ko daaw te ren fekkee wuñ ko daal na yàlla yërëm di wax ni rek ñu ngi jëm ci ay élection te wax dëgg yàlla ay élection yi ñu jëm ni yàlla na ci yàlla def jàmm ñu def ko rek ci fair play wax dëgg yàlla commencé na ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na jeex ci alhamdulilahi rabil alamin di nuyu nag suñu njaboot nuyu écurie Fass commençant par notre président Abbas Ndoye et son entourage di nuyu Amadou Kati Diop le coach dafa def voyage bu ndaw war a ñëw lundi moo tax teewu fi mais amaana tey moo waroon séquence d'entraînement yi moo ko waroon coacher di nuyu écurie Fass yëpp commençant par le non dirigeant les lutteurs di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. nii ñëpp di siyaar ñëpp boobu léegi yaa ngi wëral nag mais dañuy jëm si le 7 août sa diggante ak Balla Gaye 2 ko war a jël si waat revanche. non wër sax programme xam nga mbër boo gis nag dafa am programme te entraînement yi période bi ci la gën a intensité bi ci lay gën a élevé quoi te parfois te xam nga télévision ak yi yëpp ay programme la moo tax parfois lu ñuy déggoonte ci ay ci timing boo xoolee bi ngeen fi ñëwee fekk nga moom sama temps de repos nelawuma sax nelaw yu doy mais malgré tout ça comme que ci programme ci liggéey bi la bokk je suis obligé bàyyi lépp ñëw continuer suma ci programme bi la bokk mais malgré tout ça période bi dafay nekk période bu sensible pour un athlète boo xam ne à chaque fois mi ngi souffrir di def ay 2 séances par jour ay parfois ay 3 séances dafay metti temps bu ndaw bu mu perte rek day répercuté wu ci semaine bi loolu moo waral ñu juwaat loo rek mais nag man ak yéen moom bëre bu keeg mbaalu tôt ou tard dañuy daje mais ça fait plaisir jàkkaarloo ak yéen. comme ni nga ko waxee entraînement yi intense adversaire moo waral entraînement yi intense wala. non ñun on est habitué à ça ñun liggéey moom combat saa yu ñu ci duggee rek. wax dëgg yàlla dañuy jéem a honorer suñu ay supporters jéem a honorer ñi nga xam ne tey parce que làmb affaire de jom la. làmb bu ci jom jeexee rek. dara desu ci parce que fo la nag mais fo bu sérieux la. fo la waaw da ngay wuti ndam mais boo ko ñàkkee rus. boo ko ñàkkee sa ay non reetaan boo ko ñàkkee ña doon wax ñaw na ñaw moo tax boo ciy dem njàmbaar da ciy feeñ moo waral tey loo def rek ci bés bi doo ko xeeb ko boo nekkee entraînement wax dëgg yàlla da ngay takk dàll yi méttil ko ba mu métti ndax bés ba ndax xalaat lundi ba nga war a dellu si sa njaboot loolu moo waral rek làmb nekk yu fu góor te buñ ci duggee rek dañuy ànd ak suñu ay mbokk ànd ak suñuy xarit ànd ak suñu ay am di jàmm te nag duñ ci ay gan yàgg nañ ci mine de rien am nañ ci 20 ans am nañ ci expérience moo tax buñ ci duggee rek dañuy def le maximum possible et ba pare nous sommes entourés des professionnels yoo xam ne tey wax dëgg yàlla ñoo ñuy programme bien défini dañuy tegal te ci dañuy tënku te wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax laa mën nag moom boo saa yoo ci jëmee rek wax dëgg yàlla ndam di ci ñaan ndam fekk na nga fekk ngay liggéey loolu jox ndam te nag ci foofu rek lañ ko teg ci liggéey waaw ku dul liggéey nag moom di ñaan ndam da ngay nax sa bopp teguñu ko fenn ci liggéey yu méttee métti te lu ñu liggéey na xeeb ko waaw ci loolu lañ ko teg. adversaire bi toll foofu. non comme làmb moo toll foofu nee naa la mu fu jom la bu dul man ku ma boole loon ak yow mii sax xam nga 70 kilos nga xaw ma sax ku ma ko joxoon yow sax du ma teree yow fajar dem entraînement mais làmb moo toll foofu man adversaire bu mu am dama koy jox bi wax rawatina nag
ba war a bëree la ku bëre champion comme Balla Gaye c'est normal nga xar sa tàngu tubéy liggéey le maximum possible. Gris bi ñu la nuyoo siyaara du nuyu ñi bàyyi xel. tey fi ñu la fekk rek pour ci entraînement bi. lu waral tey teewaay fii tey lan la fi ñu la fekk fii. waaw fii moom fii boo xoolee fii mën nga fi entraîner pendant des heures yoo xam ne amul kenn ku lay intimider et c'est très important et ba pare forêt la et c'est entouré des arbres. te boo xamee arbre oxygène bi muy dégager c'est très important pour les poumons tey le soir tey foo mënti dem rek y a trop de xam nga y a trop de pollution te fii moom wax dëgg yàlla mën nga fi entraîner. parce que dañ fekk sax parfois ñu yenn travail de vitesse yi sax fekkee wala ko ñu koy liggéey mais fii tey loo fi entraîner rek da ngay gagné da ngay gagné ñaar te oxygène génération di nga ko gagné di nga gagné maanaam di nga gagné respiration li ngay noyyi parce que Sénégal dafa bëri pollution secret la boo xam ne tey ñun suñu ay xamuñu fi mësuñu fi ñëw suñu ay coach suñu ay entraîneur suñu ay préparateur physique ñooñu ko imposé fii xam nga boo ñu fekkoon fii ñuy manœuvre fii da nga naan c'est pas possible boo demee kër ga lekk sax bu la madame tegalee loo war a lekk sa doo ko lekk ndox ngay mën naan tëdd nelaw mais sant yàlla rek bés bi jar na ko. su ma juumalee sa préparation Balla Gaye bee passé. su ma juumalee def nga regroupement 3 mois su ma juumalee. mais bii yoon gisuñu ko. ba léegi maa ngi regroupement. waaw peut-être nag liggéey yu moo dul benn mais ba léegi je suis en regroupement waaw. ba léegi yaa ngi dem écurie Fass wala dem ko écurie Fass. non ñu ngi làqatu suñu ruq daal. écurie Fass foo dem écurie Fass ñii ñooy écurie Fass. écurie Fass ak ñeneen ñi des peut-être yenn booy yi nga xam ne peut-être tey vendredi la ñii dem xadara ñii xam nga mais mbër moom saa yoo amee combat war da ngay warul loolu. ba ñu ngi ci loolu bi ba léegi. ñu ngi loolu ba léegi. dafa mel ne yow ak sa adversaire ku ci nekk li ngeen làqatu combat bi. waaw mais lamb ji moo toll foofu parce que lamb léegi pour ñu intimider la dafa kii les xam smartphone yi. xam nga tey parfois tu veux faire plaisir à certains gens dem toog fenn di entraîner gars yi mënuñu ñëw sans leur téléphone. loo liggéey suba ba ngoon gars yi filmer ko dugal ko xam nga. te làmb léegi dafa nekk loo xam ne tamit milieu mafia la bu garaaw boo xam ne. gars yi lu ñu bëgg xam nga nit dañuy yónni mu toog xam nga intimidation boobu daal. am na ci expérience de vie. moo tax nag mbëri ku ci am combat da ngay dem làq sa ruq. liggéey li ngay liggéey. bis boo ko yekkee ci bis bu. liggéey naag liggéeyuma bis bu ñëpp teewee nga takk sa ngem ba dongale dóor benn 100 mètres dañu xam ne ki toog woon këram di laal ay amis gël ak yooyu moo tax loolu rek moo waral mbëri ku ci am combat da ngay vigilant làqu ci ruq liggéey li ngay liggéey parce que léegi da ngay bëgg faire plaisir à tout le monde dem centaine de milliers de personnes wër la ñëpp ku ci nekk sa téléphone nga yor loolu liggéey ba jant bi soo yaakaar yaa ko nekk suba nga xëy gis ko fépp moo tax gars yi nag di sàmm seen bopp te loolu sport moo demee moo yegg foofu léegi. bëri woon nga Balla Gaye 2 le 31 juillet su ma juumalee 31 mars 2018. combat bi nga waxoon da nga koy cons. ñu gis ni mujjee combat bi ñi ngi xaar cons comme combat boobu wala dina am changement. waaw mais lamb moom xam nga ñaari mbër yu bëree woon ba pare. bu ñuy ñëwaat du métti ku ci nekk wax dëgg yàlla xam nga erreur yi nga def ca combat ba. c'est des choses à rectifier rek. xam nga wax dëgg yàlla. muy côté muy suma côté surtout man xam nga làmb ji à chaque fois rek soo toogaanee di seetaan combat bi rek yow rek mën nga rectifier sa boobu avant kenn dina rectifier moo tax nag nekkul combat boo xam ne wax dëgg yàlla dañuy xam nga ñu ciy jàng à chaque fois mi ngi mel ni xam nga di ñaan yàlla may suñu ndam lu sedd guy di ci woo suñuy soppeek suñuy xarit suñuy am di jàmm ñi nga xam ne tamit saa yu jigéen ñu jóg di ci woo ñu ñëw jàppale ñu dooleel ñu surtout dañ nekk ci période campagne surtout les autorités de la Médina commençant par notre maire Bamba Fall et ses amis comme Cheikh Ahmed Tidiane Ba Seydou Gueye xam nga ak Cheikh Seck ancien gardien de but international grand Ibou Diouf Ousmane Kanté di woo grand bii nu mu tudd suma grand Modou Ndione le maire de Diass DG COSEC di woo Pape Mayel Diop borom Dakaru di woo daal képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla écurie Fass la ñor di woo le nouveau maire de Fass j'ai oublié son nom wax dëgg yàlla xam nga di woo Abdou Aziz Paye di ko woo ci bés bi xam nga di wax le monsieur le maire de Diass li ma koy sas rek mooy village yi nga xam ne dañu wër ci yëpp tund Safeen gi yëpp village bu ci nekk dama ko joxal 2 car wala 3 car ñu ñëw stade man loolu laa ko sas sama grand la sama ancien président conseil moom ma doon conseiller ci lépp musuma dem toog télé fooy bu ma yor moom ko jox suñu fierté la nag
yàlla yéegal ko ci branche yu kawe jox ko ay ndomba tànk. fierté la ci ñun. mais Gris dinañ ñëwaat foofu poko bi lañ bëgg nga ñëw si. poko boo déggee espagnol bi doo ko wax mooy poquito mooy nànk-nànk doucement. làmb mais nag conseil ni woon bi indi poko c'est la même chose mais terme yi ñoo changé rek. xam nga nga xaw a nekk ser mais gis nga. moo tax ma bëgg nga expliquer ko gars yi xam Balla xam ci boppam. waaw poko mooy nànk-nànk làmb moom wax dëgg yàlla kenn di ko boucler ci ñaari fan man samay combat ku yaakaar ni moom dañ koy boucler ci 2 jours. wala dañ koy boucler ci benn fraction de seconde non parce que amateur dafay bëgg lool xam nga taxali ko dem ñëwaat gars yi yuuxu yooyu xam nga yooyu boo xoolee Balla bi ma bëreeg moom ba léegi combat poids lourd yi fi jaar yëpp neexul par rapport ak fi ñu jógee mais nag saa yu ñëwee dañu war a indiwaat leneen lu bees loolu la rek. kon poko mën nañ xaar xeex si biir. non mais poko mënul ànd ak ay taxaw di xoolante poko bi day am dem ñëw xam nga. yaa ngi mën nañ xaar ardo. non làmb moom wax dëgg yàlla boo ciy dem. wax dëgg yàlla da ngay préparer sa ay bagage say outils yëpp. booy dem ci làmb bëri la ak dóor. sooy dem nga yóbbu lépp. en tout cas ñu ngi siy ñaan jàmm. di ci ñaan ndam lu sedd jàmm ak salaam dina si am. waaw incha allah mais dañ ne la. dañ la gisoon premier combat bi gars yi bëri ni Gris Bordeaux dafa bàyyi mëninam maanaam xeex bi Balla ñëw. non man mbëri dàq ci làmb ji ci biir bëri laa leen daan. man xanaa man bi ma commencé xeex ci làmb sax laa gi man mbëri les meilleurs ñi dàq bëri ci làmb ji dama leen siif sànni fële léegi laa commencé bëri naa ne ñu bëri xeex. man Balla bokk na si les meilleurs de dama la dégg lu ma la wax. Balla kay boo waxee numéro 1 boo waxoon numéro 2 numéro 3 nga ci teg mais dama la ñi dàq bëri ci làmb ji ci bëri laa leen daan kon ça veut dire que man maa jëkk benn période certain temps ma bàyyi bëri bi rek di kii mais bëri non loolu dafa bokk samay mission xam nga mooy furlil maanaam tey sa mentor xam nga ki nga xam ne da nga ko succédé tey dafay jaadu Mbaye Guèye bi mu bàyyee bëre Moustapha Guèye képp ku ko daan na la Tafa Guèye képp ku ko daan loolu dafa bokk ci projet yi. samay devise loolu dafa ko signé ñu cacheté ko amul kenn te nag wax dëgg yàlla ñaari romb nañ kenn naa ci des Bombardier fii la jaar Tyson fii la jaar ñu ñaan yàlla Balla jaar fi. mais Balla daa mel dafa xaw a tuuti. non damay am problème yàlla baax na ñu ngi ciy ñaan yàlla daal mu jaar fi gars yi jaar rek. moom nee na ndax di nga taxaw dëggal sa bopp. waaw incha allah gis nañ seen premier combat bi ni mu fa demee. parce que day dóor nga daw di génn di ñëw yooyu. mais loolu du dëggal boppam moom moo xamul ay déplacement yooyu moom dafa xaw a nekk seer tuuti. kan mooy seer non dafa xaw a seer xam nga tey sport de combat da nga gis boo xoolee tous les sports de combat y a des déplacements moom xamul loolu moom boo arrière sax mu ne da nga daw xamul loolu moo tax. mais moom lu mu xam kon. waaw xamul loolu il faut être un puncheur. sport de combat yi am ci àddina bi yëpp karaté judo taekwondo boxe dafa am ay déplacement bu ñu la ko jàngalul xamuloo ko bu ko di def ci biir géew sax da lay jaaxal moo tax keroog déplacement yooyu xam naa moom la xamul. xam nga mais Gris tamit ñi ngi déggoon ci bi avant combat bi taxaw nga ne combat bu taxawee di nga ko dóor mu daal loolu da nga ko déggoon ba léegi wala. non lamb moom loolu yëpp passé na yàlla ñu yàlla may ndam waaw ñu waxaat du bari wax te man je suis pas un lutteur bavard te kenn mënu ma yóbbu ci wax yu bari di am importance mooy day on va vers benn combat bu am importance ci man am importance ci écurie Fass am importance ci Ndakaaru waaw am importance ci bépp supporteru Fass wax dëgg yàlla ñu ci mettre le paquet ci côté yëpp entraînement ñu war a jàppale ñu war a taxawuñu loolu moo am importance te incha allahu rabbi sport kenn mënu ci nax kenn ñun fa ñu wékk dañuy dem wuti ndam te rafet nañ ci njort pour yàlla jox ñu ko mooy liggéey wax dëgg yàlla ku liggéeyul mënoo fayoo ko te ñu ngi liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon te yàlla miy joxe ndam yàlla nañu ko jox ci barke alxuraan loolu rek la. mais tam ñu doon gis si protège dents yi nga ko doon sànni xeer nag mënul sol protège dents te moom nee na boobu daf ko ëppoon boobu doon bosam. non yooyu dama waroon mbalak rek xam nga yow Balla man sama doomu bàjjal la mais yow chaque jour da ngay bëgg loolu dama waroon mbalak rek. xam nga j'espère que combat bi dina maîtriser na son protège dents rek parce que protège dents rek nekkul les mbër yu mag yi dañ ci am problème même damay gis les petits lutteurs ku ci bëre nii da ngay am problème parce que dañuy bàyyi ba le jour ji ñu bëgg ko sol. te boo ko dul entraîné doo ko dawee doo ko contacté doo ko defee musculation ba pare muule woo ko parce que protège dents mënuñu la ko jox rek nga sol ko da nga ko war a tàngal bu ñu la ko joxee da ngay tàngal ndox ba mu tàng nga teg ko ci bàyyi ko ci ba mu xaw a mel ni
ba sa loxo ñeme ko nga bàyyi ko ci benn 2 minutes 3 minutes nga dugal ko sa bëñ sa dentition yi muule ko ba mu jël sa kii sa dentition ba nga xam mën nga ko sol sax di wax mais bu nekkee dañ la ko jox noonu rek xam nga sol ko da ngay am problème mu respiration parce que da nga gis booy yu bëri parfois dañ koy sol di mel ni ku lokk lu tàng wala affaire yooyu mais loolu seen entourage yi ñoo leen ko war a di leen jàng xamuñu ko gars yi dañ ci am problème te protège-dents mën nga ko sol ni di wax kenn du la dégg sax mën nga ko wax sol ni di wax habitude la ñun nag bi ñuy sol protège-dents boobu ay mbër yu ndaw la ñu bi ñuy sol protège-dents boobu CNG autorisé wu ko man maa bokk naa ci sama génération bokk naa ñu ko sol ñu naan mbër Gris Bordeaux daa ragal ak mën na ko boo ko solee mën nga koo wan nag CNG dem ba ci benn instant mu exiger ko parce que d'abord les lutteurs il faut les protéger judoka buy sol protège-dents basketteur di ko sol c'est pour te protéger parfois nga dóor mbër sa baaraam yi dugg ci bëñam mi nga am ay problème loolu nag bi ci CNG demee ba kii autorisé ko alhamdulilah. mais Gris foo teg ne yaa gën a préparé. non déggee sa communication. loolu jour ji xam nga man liggéey xam nga yow moom sa ay question dafa mel ni njambaan ak Dakar xam nga li nga wax laay kii de. njambaan ak Dakar li xam nga li ñuy wax fii tey bokkul ak la ñu waxoon ni démb tey xam nga am importance mooy tey man li may liggéey li sama adversaire di liggéey concerné wu man li may liggéey ci li ma nekk moo ma concerné waaw wax dëgg yàlla moo ma concerné te incha allahu rabbi maa ngi liggéey ak liggéeyuma mais lamba ji di des bëri ñaanal nga ko 5 minutes may la 10 minutes waaw mais incha allah ba jour yi rek yàlla dafa jàmm di leen ziar yéen ñëpp di leen bëggee combat bu njëkk bi bañ ci génn ñu bëri ñoo nekk dafa bëri conseil trop quoi est-ce que combat bi mën nañu xaar nga jël combat bi en main bëri ko quoi non lamb moom mosuñu ci dem sans consigne parce que tamit lamb stratégie la peut-être nag boo jógee ci combat sport de combat la ñuy def boo jógee ci combat jàngat ci lu bari j'espère que boo amaatee même adversaire am na ci yoo xam ne droit au but ngay def la prochaine am na ci yoo xam ne soxlu sax ñu dina ko conseillé parce que rectification yi yow mi nga xam ne tu as fait 20 ans de carrière di nga xam am na yoo xam ne soxla sax nit di la ko kii malgré tout ça moom mosuñoo dem ci làmb te demuñu par consigne mais malgré tout ça combat bi am na ci ay rectification yu bari ay erreurs yu bari yoo xam ne def nañ ko ci biir combat bi loolu c'est à nous ñi nga xam ne am nañ expérience su làmb moo ñuy permettre ñu rectifier ko. Gris Bordeaux yaa ngi dem ci combat pour la première fois sans sa mentor Mbaye Guèye est-ce que jour boobu noonu di nga bëreel Mbaye Guèye wala da ngay bëreel pour sa bopp nga bëreel ñëpp waaw bu baax parce que Mbaye Guèye moom xam nga Mbaye Guèye ñaanal ko yàlla parce que jour boobu lay am 1 an ci suuf ñu ko ñaanal yàlla suñu papa jooju nga xam ne mosuma bëre te nekkul sama wet nekk nit ku digne ku am personnalité koo xam ne wax dëgg yàlla hypocrisie newul ci moom 0,5%. Mbaye Guèye li ma gën a neex ci jikkoom bu mu yor mooy bu la meree xam nga Sénégal da ngay ànd ak nit guddeeg bëccëg Sénégal da ngay ànd ak nit guddeeg bëccëg soo ne mu mere la mere goo xam ne te doo ko xam ci moom c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie newul ci moom Mbaye Guèye boo ko meree bu la meree booy jàkkaarloo moom di ko xam nga wax ko mu jeex man ak moom sama papa la mais dañu amoon complicité mu am kersa ci man lool lu ma bëgg a wax keneen la koy wax pour wax ko te du lenn lu ma fee mais maa ngi moom ñu amoon complicité boobu je me rappelle sama combat Tyson dama ñëw di waaj a dem ci làmb ji rek ci géew gi rek mu woo ma ci moo boobu mu waxoon on tire pas sur un cadavre gars yi jàpp ko sax mbokk yi journalistes yi rek jël ko amplifier ko def ko benn genre def ko impacté ko ba nga xam ne coow li bari mu woo ma nànk dama bul bëral sa bopp tey bëral ndax man waaw tey bu la Tyson daanee dana am du ma xajati Ndakaaru dana am gàcc bu rëy ndax wax ji ma wax bi ma ko waxee dafa mel ne dañ ma pikiir bi may dem ci géew gi gisuma sax dama mel ni ku ñu dofe xam nga moo bu mu la wax boo xam ne dama sentiraat sama dafa mel ni dañ ma jokkoo dañ ma roof benn affaire benn tàngoor bi ma tëgg taxaw ak Tyson dem ak agressé ko rek laa bëgg loolu laay rappelé wu ci moom mu nekkoon nit koo xam ne Fass dem jëm ca kanam rek moo ko intéressé Gris Bordeaux dem ci kanam rek te loolu nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu tëdd. kooku noonu ak Samson est-ce que du la wàññi. non daf may yokk parce que mi ngi fii dem na mbaaye mi ngi jàkkaarloog ñun li muy wax yëpp mi ngi doon wax yëpp li mu doon wax ci man yëpp ak li ma bëggaloon yëpp c'est toujours gravé dans ma mémoire loolu mënu ma ko fàttee. xam nga c'est des choses yoo xam ne au contraire dama ci war a bàyyi xel di wax di ko ñaanal yàlla di ñaan njaboot ku ndaw gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom ci barke alxuraan di leen ziar di leen bigam
gars yi il fait nuit xam nga. beneen question bi moom mooy Ada Fass bi ngay bëreel. bu muy mujjee bëreel vraiment ñëwoon nga jàppale woon nga ko. ndax combat bii nii gis nañ keroog ñu koy jël mu wax ni ñemewul wax ci seen combat yow ak Balla Gaye 2. naka nga jàngatee loolu. non booy c'est non waaw ba nga déggee déclaration. non booy la grand am la giri grand am la loolu ban jàng nga si am. non booy suñu élément lañ booy si gétt gi lañ bokk. xam nga booy yooyu mënuñu tëb rek maîtriser communication. yéen leen di jël yéen leen di jël di leen dugal ci ruq rek di leen waxloo ay bêtises rek mais booy yooyu xam nga ni ñoo kooku suñu ay produits lañ. boo xoolee tey keroog dama toog rek dama déplacé wu stade ànduma kenn dama toog ci télé bi dama toog nii rek sama xol sot sama yaram tàng jër ma gis gars yi dajaloo beneen mbër bi ak ñi ko àndal yëpp sama xol tàng waaw ma sama daratu Fass bi daratu séeréer bi xam nga être patriote parce que booy yooyu yëpp suñu keppaar lañu bokk Fass dañuy défendre tey ñun li tax tey ñu di leen approché c'est juste rek pour leen di leen yokku xel di leen yokku xalaat moo yooyu mu wax noonu wala loolu du dara parce que waxu ci parce que bëggu ci woon wax lu ëpp wala yooyu ak yooyu mais ñun ñi nekk magam xam communication ni mu jafee amuñu luñ ko ci jàppal lu toll nii dañ koy ñaanal yàlla mu dépassé fi mu toll dépassé ay moromam parce que leen na Fass lay représente te ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jëm ca kanam di ko wax ni ñun loolu dépassé kere dama toog ci télé bi di seetaan nii barki Khalifa Malick gis mbër mi muy bëri Coly Faye numéro 2 moom la gis yenn grand am yëpp nekk autour de lui bi may taal sama oto di ñëw stade anduma kenn j'étais tout seul taal sama oto accéléré dugg xaw ma sax ni ma jaar parce que sama xol sot na ma gaare galvaniser ko wax ko li ma koy wax ñaax ko xam nga du ma def dara pour dara sama lépp dama koy teg ci du ma je suis pas une personne qui calcule je suis pas une personne bu hypocrite lépp lu may def rek sama rek képp koo xam ne da ngay représenter Fass waaw wala maanaam wax yi lay dégg rek moom it mu déranger ko mu xam ni man booy bi suma rakk la li ma ko yéene li ma ko ñaan naa yàlla mu def moom li mu def ci laama sax moom mu romb ma te loolu la koy ñaanal yàlla te incha allahu rabbi bu ñu jógee si yii incha allah danu dajale suñu rakk yëpp ni ko Pikine di defeek Parcelles di ko defeek 100% ñu xool fépp la ñëpp la war danaa dajale suma ay rakk ak ñëpp gën leen yokk doole parce que affaire mbir mi waru yem fii rek yéen ziar di leen ñaanal jàmm nante yi commencé nañu wàcc de non nante yi seen yaram tàng na man lañ doon xaar